Boubacar infirmier chef de poste bu ñoom rek ñi ngi lay nuyu yow moom lu ñu wax ci yow rek doyul mon président jeune Thierno Dieng mi nga xam ne si ne baayam Moustapha Dieng ak sun baay yi nekk fii benn lan woon yàlla def tey jii mu jiite commune bu Mbédiène comme Papa Ndiougaloo yàlla defit croix rouge bii nga xam ne si ne lii ma sol nii tenue croix rouge la man élément croix rouge la Mayoro Diaga élément croix rouge la Mame Malle Diouf élément croix rouge la ñu ñett ñii ñoo fi nekk volontaire croix rouge waaye tey Tanim dafa bëgg a installer benn comité croix rouge boo xam si ne volontairement dañoo bëgg a jàpp ci liggéeyu croix rouge ndax gis na li muy def ñoom ñoo ko demandé ñu ñëw ci yow nga yombal nu ko ci ndigalul ma jëmbu di nuyu Mambargane Thiam l'adjoint au maire mën nañ koo wax mën na tamit mu jiite mouvement ànd soxali suñu gox ak délégation bi mu àndal yépp di ñuy chef de village yi fi teew ak délégation ku ma limul rek dama juum wala dama fàtte Pape Ndiougaloo kee ñu nu jox Boubacar indil nu ko muy Fatou Seck Male dañ koy sant dañ koy gërëm dañ koy ñaanal yàlla ñun dëkk bi ñoo koy fay Amadou Mbéri honorable kee ñun ñoo koy fay na ngeen ko yóbbaale ñoo ko recruter di ko fay te nag borom xam-xam la boo xam ne si ne war naa mën a dugg ci fonction publique comme tout le monde ñaan nañ leen ko nan ci dimbali bu dem gannaaw bi ñu leen nuyoo sant leen li Moustapha waxoon du ma ci jaaraat damay compléter rek ndax Baye mi gi dafa lim wax na jumaa ji ay millions la wax na mbaar mi ay millions la wax na forage bi ay millions la poste de santé bii miir bii ñoo ko fi def maanaam case référé lañ ko tuddee Amadou Mbéri toogoon nga fii salle bee ñoo ko fi tabax mu ànd ak bureau ak dépositoire pour fu ñuy jaayee garab ci finition bi la nekk am nga loo leen digoon mi ngi ci yow ban fa demee barki dem fàttaliwaat nga nu ko incha allah yàlla na ko yàlla sottal oto bii mooy ñaareelu oto bu fi waa dëkk bi indi Aziz xam nga loolu bu njëkk ba dañ koo jënd mettre ko à la disposition du village yoon wu naqari wee ko yàq honorable 5 kilomètres yi sonal na ma dëkk bi li fi nekk ci nit mat na ñetti junni nit te li ci ëpp diggante xale la ak jigéen ñu toll ci ëmb ak imbi ëmb yu baree ngi yàqu ndax rang-rang bi da ngay dawala nit ba mu rawaat nan nu ci bàyyil xel Mansour Jama Jaw ñoom gépp foofu lañ toll beneen bi ci des ndox mu neex mii ñoom rek yaa wax àndandoog ña ko doon jëf ba yàlla def mu ñëw def nañ étude mi ngi ci suñu loxo ñi ngi ko yóbbu fu ne sous-préfet yow yaa fi teewal yaay mag yow laay waxal waaye ñii ñoom ngeen yi wax ñuy jàllale di dogal ndox muy soxla nañ ko lool ndax bâtiment yu bari ñi ngi wàccaat te li ko waral mooy ndox mu naqari loolu nekk na sunu yitte Abdou Aziz médecin chef bu toogoon dama naan ko lu man ñetti junni nit fu ñuy dund la fa yàllu kon poste bango te ñu ngi ci ñun ci tabax ak jéem di fay waaye ba léegi tële nan lu bari nag état lañ koy xaar ñun moom ñi ngi émerger ci suñu bopp nanu état buux rek ñu ànd ak moom di sant nag waa dëkk bi sant nan lool sa muy médecin chef district gannaaw bi nu Boubacar tegee ci yoon ñu dikk wax ko ne ko oto bii day dañ koo bëgg a indi ci man-manam jël carburant di dem Dakar di nu yóbbu ca ministère bi benn doomu Tanim bougé wul Boubacar may lay àndal di yóbbu di dem di wax di jël essence am di ca def ba yàlla def ministre bi ñamu dénk wàllu woowa fexe ba état bi teggi douane bi ndax oto bi ëpp na 7 ans liñ ca war taxe yi ñu ci waroon a teg yépp ca état man koo fanq da koo fanq lanu ca sono la kus néew
mooy magasinage fa nga xam si ne oto bi dañ ko faa gaare te loolu affaire privé la ñan fa toogool bis bu ñu leen dañuy fay lan ñuy fay nag ñoom mënuñu koo teggi lu ndereka na ñoom ñoo ko man loolu daal mooy suñu coono ci moom kon Kalidou na ko Tanim amal nañ ko njukkal waaye danañ gërëmit ministre bi nga Abdoulaye Diouf Sarr ndax c'est pas la première fois mu defal ko Tanim gàmmu gu Tanim di def dana dugal loxaam ci bon médicament lu toll ci valeur u 300 000 wala 200 nangam mille yoo xam si ne da koy ci par le biais de Modou Matar Dieye doomu ñoom rek Modou Matar Dieye ñi ngi koy gërëm na nga koo xamal na ko ñi ngi koy gërëm parce que dira que mu nekkoon directeur bu pharmacie moom daan teg ci yoon wi lii lu daan indil ay garab bisu gàmm gi danañ toog faj bu ne suba la faj ci bisu gàmm gi di faj après gàmm gi saa su ne tayit ba léegi yoon woowu la ñu jàngal ba buñ soxlaa dañ koy bind ca buñ ko bind dañuy tontu kon amal nañ ko njukkal pour l'instant nii lettre bi ñu ko bind nii pour remercier ko it mi ngi fi waaye nanu santal it Modou Matar Dieye lii daal kaddu la yoo xam ne kaddu cant ak ngërëm la sous préfet yoo xam si ne dañ na woon danañ koo jàllale ak ay ñaan yoo xam si ne nekk na ci waa dëkk bi soxla nañ ko li ci des si nag lii moom gan la yàlla nañu ko yàlla teeru la ci weeru tedd wi yàlla na yàpp di indiwaat comme ni ko Moustapha waxee jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak ci seen sant di leen jaajëfal ci teewaay bon di jiital ci nuyoo yi suñu sëriñ Pape Sidi Fall di ko wax ni ñu ngi koy nuyu di ko ziar ci weer bu tedd bi di ko wax tamit mu ziaral ñu sëñ Moustapha mu dolli ñaan yi di nuyu imam Gueye di ko wax aussi ñu ngi koy ziar ci koor gi di ko wax aussi mu dolli ñaan yi di jiital aussi ci nuyoo yi di remercier aussi préfet wax dëgg yàlla taxawu nañ ci côté bépp fuñ ko woowee mu wuyu ñu conseil yeeg yëpp luñ ko ci woo rek mu ngi suñu ginnaaw di remercier monsieur le maire Pape Ndiouga Lo di wax ni tamit ci teewaayu préfet ak honorable député que ni yàlla def na bi mu fi nekkee ba léegi fonds de dotation yi chaque année ñu ngi koy jot te boobu léegi aussi mu ngi yokk moom ak monsieur le maire de Mbédiène dañuy profité aussi pour moom aussi remercier ko parce que gis nañ ni muy jàppalee suñu collègues yi nga xam ni ñu ngi ci zone u Mbédiène gis nañ aussi li nga xam ni mu ngi koy taxawoo santé ci zone am parce que moom ak monsieur le maire Pape Ndiouga Lo dañu inspiré ndax moom boo demee zone am case de santé yi dafa def ay case de santé amélioré comme Tanim ni ñu ko defee case de santé amélioré mu liggéey ci liggéey boo xam ni liggéey bu mucc ci ayib wax dëgg yàlla dañ ciy profité di ko ñaax aussi mu gën a jàpp li mu doon def benn mu fexe ba yokk ko Pape Ndiouga Lo mu ngi ci te xam naa dina ci continuer ndax saa yuy def kii annuel am dina wax ni li muy def ci santé bu sañoon at bu nekk da koy yokk te boobu léegi mu ngi koy yokk bii passé jotoon nañ 5 millions ci fonds de dotation case de santé yëpp jot nañ ci ba ci case de santé bu Tanim bi jot nañ ci 200 millions xam ni en médicament di profité ci occasion bu mel ni assistance bu mel ni pour wax lu mel noonu di leen jaajëfal di wax ni aussi ñu ngi remercier le médecin chef de district docteur Kalidou Ba wax dëgg yàlla ku dem district sanitaire bu Louga su fekkee daa nga fa dem soo demee di nga gis ni changé na bu baax ci xar kanam gi ba ci personnel bi fa nekk wax dëgg yàlla changé na di profité ci occasion bu mel nii di ko remercier ambulance bi aussi biñ ñu waxee tamit biñ ko waxee rek dafa ne ñu sama affaire la lépp loo xam ne nii ci sur le plan administratif au niveau du ministère taxawu nañ si jàppale nañu si kon ñu ngi profité ci occasion bi di ko remercier à travers ki ko fi représenté muy Abdou Aziz Mbacke Sylla ak Seynou Mangane bu ngeen demee ngeen wax ko waa Tanim yëpp ak waa Ñomre yëpp ñu ngi koy remercier su weesoo loolu dañuy gërëm association bi di leen remercier ndax ku def lu mel nii tamit wax dëgg yàlla dafa war a nekk loo xam ni Sénégal yëpp dañ ko war a yëg bu fekkee la chaîne nationale est là dañ leen di ñaan que lii nii ñu partagé ko
parce que lu rafet la loo xam ni population bi parce que état moo ko waroon def su demee ba population bi yëpp daje def lu mel nii dañ leen di sant di leen gërëm bëgg seen yeneen morom yëpp daal ci roy donc di gërëm le président ak membre bi nga xam ni ñoom ñëpp ñu ngi si di leen gërëm di leen remercier aussi ci confiance bi ñu am tamit si ñun parce que mënoon nañ ñu teggi xëy na ku mel ni honorable député mu ngi nii xëy na bu ñu ko waxoon mooy gën a gaaw sax waaye confiance bi ñu am si ñun ba ñëw wax ñu ko ba boole ñu si dañ leen di remercier ci loolu di leen wax ni tamit ubbi nañ suñuy bunt lépp loo xam ne lu mel nii la pare nañ pour jàpp si su weesoo loolu dañu bëggoon def benn plaidoyer préfet honorable député parce que commune bu Ñomre dafa yaatu ci données yi ñu am données sanitaires yi dañuy wax ni 19 000 et quelques habitants la waaye monsieur le maire mu ngi nii ñoom ñiy def recensement bi xam nañ ni population bi àgg na 30 000 ci recensement bi ñuy def àgg na 30 000 kon yoon la tey Ñomre commune Ñomre am centre de santé ndax boo xoolee ci population bi rek commune bi war na ko mën a am su amee centre de santé nag yoon la aussi mu am yeneen poste de santé yoo xam ne dañuy nekk ci biir commune bi ndax ci fi ñu toll nii benn poste de santé moo fi am 12 cases de santé boo xoolee 12 cases de santé yëpp 5 cases de santé yëpp def nañ ko ay cases améliorées def ay cases de santé yoo xam ne dañuy recruter un personnel qualifié ku ci mel ni ki fi nekk personnel qualifié la infirmière d'état la elle est sortie depuis 2011 depuis 2011 la génn nekk fii kon tey ci yoon waroon na nekk benn agent wu état waroon na dugg fonction publique xëy na contrainte yi la ak yooyu mais koo xam ne dafa waroon nekk étatique la waroon nekk kon plaidoyer la ñuy def foofu pour que ñoom am centre de santé am ay poste de santé case améliorée yooyu am na ci bu mel ni Ndiagou Rëy Paxa Kër Ibra Tàkko bii ñëpp dañoo recruter des personnels qualifiés population bi di dajale di def ay cotisation symbolique di leen motiver di leen fay ñu ciy dox di ci évoluer kon plaidoyer la ngeen dimbali ñu ci loolu ba Ñomre am centre de santé monsieur le préfet case améliorée yooyu yëpp ñu xool nu ñu def parce que population baa nga fa ñu xool nu ñu def ba case améliorée yooyu am ay poste de santé su weesoo loolu dañuy jaajëfal rek mënuñoo remercier ñëpp mais ñu ngi remercier képp koo xam ne nii partenaire nga waa Croix-Rouge yi chaque année dañ daan daje ci Ndiobène di leen remercier Bandian Dieng di leen remercier di leen wax ni aussi jaa ngeen jëf rek di remercier képp koo xam ni partenaire nga xëy na bu ñu limee dañuy juum ñu ngi remercier ñëpp chef de village yi fi teewe yëpp ñu ngi leen di remercier mënuñoo jeexal te duñu def benn remerciement symbolique boo xam ni pour le comité de santé parce que tamit comité de santé bi ñoom ñoo yor case de santé bi ñoom la waa dëkk bi tànn teg leen fi pour ñuy saytu case de santé bi ki ko jiite di Assane Diop ak ñoom Anta di leen remercier ñu bañ a di fàtte aussi suñu personnel communautaire ku ci mel ni Fatou Thiam Aji Tall ak Ami Diop wax dëgg yàlla mun nañ ne xëy na ñëpp jàpp nañ ci mais bu case de santé bi tollee fii ba tax tey ñuy taxaw naan poste de santé ñoom la ñoo xam ne ñu ngi fi nekkoon ba dara daawul dara ñu nekk fi di jaabante Louga Ñomre di fanaan ci àll bi fu ne ñu fay fanaan ngir case de santé bi dox bu case de santé bi doxee tey ba nga xam ni ñu ngi xalaat poste de santé dañ leen war a delloo njukkal di wax ni loolu rek lañu amoon di jéggaluwaat ci kàddu yi di sàkkuwaat ñaan rek ci sëñ Moustapha ngeen demee ngeen eggaleel ñu loolu jërë ngeen jëf